asalaamaaleykum sama gars ñi tey le jeudi 8 septembre 2022 pour dellu soit ci li nga xam ne moo xew ca Ukraine. xam nga démb ne woon naa leen ne président Vladimir Poutine mu ngi dalal benn sommet économique ci extrême orient wu Russie ak ay réew Asie. waaye li nga xam ne mën nañ koo jàpp mooy entreprise d'état bi nga xam ne mooy Gazprom def na ay record yu jéggi dayoo ci wàllu bénéfice bu ñu ko sancee ba léegi. ndaxte ci juróom-benn weer yi am na lu mat 160 milliards de bénéfices yoo xam ne gaz bi indil na ko gaz bi cote indil na ko te waxoon naa leen aussi ne moom dina commencé jaay li nga xam ne mooy réewum Chine te du ñu jaar ci dollar mooy maanaam yuan la ñuy utiliser. te xam ngeen ne rouble bi boobu ba léegi mu ngi tenir mooy maanaam dafa nekk benn xaalis boo xam ne mu ngi am kàttanam ba léegi waaye loolu avantage yu yuan la gën a doon ndaxte embargo bi bu mu amee ba léegi lépp loo xam ne réewum fédération de Russie da koy jënd lu ci ëpp da koy weccoo ak yuan pour mun a am accès ci yenn marché yi nga xam ne mooy marché international yi. mais loolu aussi dafa nekk loo xam ne nekkul avantage trop ci monnaie bi nga xam ne rouble la ndaxte yuan moom mooy profito ci crise bi nga xam ne am na. te bi guerre bi amee ba léegi même bu fekkee ne sax ñaari réew yi mooy maanaam Xi Jinping ak Vladimir Poutine ñu ngi gisee di échanger lu bëri loolu teewul Chine jéggiwul li nga xam ne mooy embargo bi ndaxte yenn produits yi nga xam ne moom da koy soxla wax naa leen ko li dem ci missile embarqué yi mooy processeurs yi nga xam ne mooy dem ci missile supersonique yi li ki mel ni ay Kinjal ak yeneen yi Chine loolu jéggiwu ko mooy maanaam joxul dara loo xam ne waa Union européenne ak OTAN dañ ko tere fédération de Russie pour moom mu ko mën ko utiliser ci wàllu ngànnaay. leneen li nga xam ne nag mën nañ koo jàpp xam ngeen ne Vladimir Poutine ba muy lancé opération spéciale bi dafa yaakaaroon ne ay diir yu gàtt la opération spéciale bi di duré te loolu mi ngi commencé feeñ ndaxte waxoon naa leen ne réewum fédération de Russie dafa am problème jafe-jafe munition yu tar ndaxte gëj ngeen dégg ay bombardement yoo xam ne ay missiles supersoniques yoo xam ne dañ koy dóoree muy dal ci réewum Ukraine. te loolu lu ko waral mooy bi ci njëkk xam ngeen ne guerre bi ba muy nangu Mariupol ak Severodonetsk guerre de siège loon def. guerre de siège mooy guerre boo xam ne da ngay toog di dóor ay ndel ay 24 heures sur 24 wax expliqué woon naa leen guerre de siège noonu la Mariupol daanoo noonu la Severodonetsk daanoo. te moom tamit bu muy def opération spéciale bi lépp li nga xam ne entreprise la mooy maanaam usines yi nga xam ne dañu fa defar ay bomb kenn waajalu leen woon pour ñu préparer def production bu doy te amul benn armée boo xam ne ci àdduna bi da nga am stock yoo xam ne stocku ngànnaay yu doy la. booy guerre di dóor ay bomb chaque jour di utiliser matériel chaque jour da ngay renouveler matériel bi. te opération spéciale bi lajj bi nga xam ne lajj na ko ci début bi mooy bu mu defee invasion ba Kiev te mu perte ci ay matériels yu bëri loolu indil na ko ay jafe-jafe te jafe-jafe nag dafa gën a tar ci bi armée ukrainienne ne dafay lancer lu ñuy wax contre-offensive boobu balaa mu koo lancer lu mu njëkk def mooy li foo xam ne ci biir fi zone occupée yi gis dafay ay dépôt de munitions da ko exploser ba ci Crimée. donc explosion dépôt de munitions yooyu nga xam ne armée bu Vladimir Poutine amoon na ko loolu tax na ba amatul jumtukaay munitions yu bëri ci loolu nag la profité di def contre offensive am parce que wax naa ne ñu ngi def contre offensive Kherson mais lancé na beneen contre offensive Kharkiv ci fi ñuy wax nord est mooy côté Donbass foofu tamit mu ngi fay xuusaat. te loolu avant mu koy def gis nañ ne bu mu lancé contre offensive bi Kherson soldaaru armée russe bi dañoo defaat ay convois yu bëri pour dem Kherson parce que nee naa leen Kherson moom moo gën a jege Crimée mooy maanaam moom dafa lëkkaloo Crimée dex bi ñuy wax Dnepr kese mu leen xàjjale te lépp li nga xam ne liaison la waxoon naa leen ne armée ukrainienne da ko yàq. donc démb maa leen ne woon ne Vladimir Poutine dafa gis Kim Jong-un pour mu jàppale ko ci wàllu munition ak ci wàllu missile ndaxte soldat mi instant bii nii soxla nañ ay munitions pour mun a jàmmarloog ak lii nga xam ne mooy armée ukrainienne. te beneen wàll bi Lloyd Austin nga xam ne mooy secrétaire à la défense bu réew Amérique dina dalal tey lépp li nga xam ne ministère de défense su Union européenne la pour ñu xool nan la ñuy gën a jàppale li nga xam ne mooy armée ukrainienne ci contre offensive bi nga xam ne mu ngi koy def. te ñoom yemuñu foofu Union européenne yëpp dañoo jël engagement former soldats ukrainiens yi ci ngànnaay yi nga xam ne leen koy yët mais ngànnaay yi nga xam ne yët nañ leen mu nekk yi nga xam ne ñoo ci gën a ñàkk njëriñ
bokk na ci auto camion auto kii char yi nga xam ne Allemagne ñoo leen ko joxe parce que ñooñu nee nañ non seulement jumtukaay ils ne sont pas efficaces ba pare dañoo gaaw a paan ba pare dañoo am jafe-jafe pour utiliser leen donc ngànnaay yi nga xam ne Union européenne yëpp nañ ko armée bu Ukraine auto canon yi nga xam ne Allemagne yi ñoo ko defar yooyu ñoo ci gën a naqaree jëriñoo te yooyu ñoo ci gën a ñàkk njëriñ léegi li nga xam ne nag mën nañ koo jàpp mooy Lituanie Estonie ak Lettonie nee nañ ñoom dootuñu bàyyeeti benn russe di dugg seen territoire xam te ñoom xam nga ñoo ñëpp dañoo am frontière ak fédération de Russie xam nga temps yële passé waxoon naa leen ne Union européenne dañoo bëggoon def restriction de visa pour lépp li nga xam ne citoyen russe nga dootul duggati Union européenne mais loolu ñu dellu si ginnaaw parce que dañoo ne dañuy handicapé ñi nga xam ne dañuy def demande d'asile wala dañoo bëgg daw làqatu ci pour daw régime Vladimir Poutine mais Lettonie Estonie ak Lituanie ñoom jël nañ décision ne dootuñu bàyyeeti benn citoyen russe di dugg fi nga xam ne seen territoire la donc situation baa ngi noonu armée bu Ukraine mu ngi lancé contre offensive am ci Kherson ak ci Kharkiv ba pare armée bu Vladimir Poutine mu ngi am aussi jafe-jafe munition ndax jafe-jafe munition yooyu mu ngi feeñ ndaxte moom lépp li nga xam ne ko doon def ci ay guerre de siège mënatu ko def mooy maanaam bu doon nangu dëkk day taxaw di dóor te loolu lu ko indi mooy dafa ñàkk ay dépôt de munitions yu bëree bëri te waajurul woon encore armement russe ci lii nga xam ne mooy maanaam pour ñu def production bu doy rax si dolli aussi jafe-jafe bi nga xam ne am na ko pour am processeurs yi nga xam ne mooy maanaam matières yi nga xam ne mooy dem ci missiles yi ak ci yenn missile de précision yi mooy maanaam technologie embarquée bi loolu moo tax ba même bu defaree missile sax missile boobu mënul nekk missile de haute précision comme ni ñu koy waxee donc situation baa ngi noonu hiver bi ñu dugg nag situation bu amul dina gën a compliqué pour lii nga xam ne mooy armée bu Vladimir Poutine ndaxte gis ngeen ne wax nañ leen ne dafa am ay jafe-jafe soldat léegi moom ay volontaire la jël parce que gis na ne volontaires yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ay Lugansk ñoom ñooy dem di renforcer parce que moom wóolatul sax armée am ndaxte ñi si bëri dañuy def défection ñu si bëri seen moral dafa nekk à zéro parce que depuis 6 mois ñoo ngi ci théâtre d'opération yi kenn mënu leen remplacer donc mu dem jël ay volontaires yoo xam ne pour moom jàpp ne ñoom ñoo gën a efficace que soldats yi nga xam ne ñoo ay soldaaru Vladimir Poutine donc gis ngeen ne opération spéciale bi indil na koy jafe-jafe yu bëri parce que lu bëri fagu ko woon wala calculer ko woon te mu ngi ñëw sur le champ seen xarit la woon Léon Balthazar di leen jox di rajo ba beneen yoon ñu yendoo ak jàmm ak salaam.